waxtaan wa waaye def ko ci làkk wolof. tey nag ñu doon waxtaan ci décision bi nga xam ni gouvernement bi jël na ko mu jëm ci ubbiwaat l'école yi ak programmation wu yenn ti examen yi ñu war a def ci date yi doon ci waxtaan ak ku bokk ci ministère bi te yor wàllu formation bi ak wàllu yor seen kàddu yor wàllu communication bi wàllu jokkalante ba ak benn syndicaliste. ci xaaj bu njëkk bi nag mooy bi ñu def ci midi bi journal bi jeexee ba revue de presse bi jeex moom Mouhamadou Moustapha Diagne dafa wax joo xam ni yaakaar naa ni képp ku doon laam-laamee dara ak di laam-laamee li ñu daan wax te it wax dëgg yàlla ñu bari di ko wax dootul am sikki sàkk dootu ci am. ma bëgg a leeral aussi ni moom Mouhamadou Moustapha Diagne mi doon waxul ci xalaati boppam kese ndax dafa bokk ci gouvernement bi mu jiite banqaas ci ministère bi yor wàllu njàngale mi walla yar bi muy éducation doon fa jëwriñ jiite wàllu formation muy tàggatu gi ak wàllu communication. kon ab directeur la yoro direction ñëw war a wax li tax ñu war a ubbiwaat l'école yi ak it examen yi ak yi ci aju ak coow yi nga xam ne tàmbali na ci am. kon ñu xam ni kooku bi muy ñëw dafa taxawal ab ministère muy benn. ñaareel bi tamit bi muy ñëw nañ xam ni waajal nañ ko ndax ministère yi du càggante ni ab marché boo xam ni rek nit ki day jékki-jékki rek jóg dem wax ci loo xam ne si wax loo wuñ la ci loolu ku ne xam na ni administration doxewul noonu. kon li muy wax kàddug ministère ba la kàddug direction am la waaye kàddug gouvernement du Sénégal la loolu il faudrait que nit ñi comprendre loolu te xam ko. alors moom nag dafa wax ni virus bi il faudrait que nit ñi jéem a dund ak moom ndax ba tey amul kenn ku mën a wax ni virus bi dana fi jóge suba wala virus bi dana fi jóge fii ak fukki at wala ginnaaw suba. ginnaaw nag xamuñu kan lañ fiy jóge xam nga ni état bi mënta def ay milliards yu bari ba noppi di ko perte ñu jëm ci année blanche kon il faudrait que ñu ubbiwaat école yi ñu jàngi. loolu nag su ko defee classe d'examen yi ñi ci nekk ñoom la ñuy yóbbu ñu jàng mu wane ni kon l'école bi mënta ñàkk ubbi. xëy na bu ñu demee nag ba toll ca daan apprécier waat ndax njëkkoon nañ fay annoncé dañ koy ubbi toxalaat ko kon nag bu ñu fa yeggee danañ saytuwaat fi situation réew mi toll waaye daal li mat a jàpp te mat a jàpp mooy école mënta ñàkk ubbi te amul ay incidence amul ay conséquences yoo xam ni dafay du baax ci penc mi du baax ci république bi du baax ci calendrier bi nga doxalinu réew mi itam. daal di nag comparer li tax surtout ma tudd aussi li mu wax daal ni lu mel ni jàkka ak église mën naa tëj te du am benn problème waaye nag école moom mënta tëj te amul problème. mbokk yi ndax dégg ngeen kàddu gi ma wax lu mel ni jàkka mën naa tëj te du am benn problème waaye nag école mënta tëj te amul problème. moom Mouhamadou Moustapha Diagne moomu xam nañ ko ndax bi loolu noppee moom de xawma fan la nekk waaye baayam fa mu jokk kilifa ak dëkk googu xalif ba doomam jokkoon na ak man xamal ma ni ma moom ci njaboot gi la bokk nangam ak nangam li mu wax day baayam àndu ci ay maamam ànduñu ci te ay baayam ak i maamam waxuñu loolu ndax ñu xam lañu xam leen ci diine
loolu muy loo xam ni kilifa préciser na ma ko man tey jii bi loolu amee. waaye man ma bëggoon a jàngat tuuti waxam jooju ak lan lay wundu. xam ngeen ni dañoo nekk ci république nag ñun yàgg nañ cee wax ba fi mu ne daanaka dañuy bëgg a tàyyi sax ci wax ci. république du dara lu dul ab loge maçonnique laa wax boo xam ni dañ koo mbaarul dafa gën a ubbeeku ñépp tàbbi ci. ni loge amee franc-maçon yi man caa daje di def seeni atelier di def seeni travaux noonu la république doonee ab loge bu mag rek loge maçonnique bu mag bu yaatu. lii ku xam ku nekk xam na ko. kon ci loge maçonnique ci république néegub yàlla dafay déranger néegub yàlla doonu fa loo xam ni lu nu bëgg la. ba tax na ñoom jàpp nañ ni ya fa am solo ci biir république gëm yàlla bokku ca jaamu yàlla bokku ca waxuma laa néegub yàlla yi tamit amu fa place. kon loolu mooy li mat a xam. kon buñ nee mbas mi dañuy wàllante day wàllante waaye mënta ñàkk ñu ubbi école yi ñu jàng ndax école mën na si koo tëj jàkka ak église mën nañ koo tëj nag amul problème. amul benn problème ci république parce que république soxlawuñu ko gëm yàlla république aussi soxlawuñu koy jaamu yàlla république aussi barab ak néegub yàlla amu fa place. loolu laa bëgg nit ñi comprendre ko une bonne fois pour toutes. suñ ko xisee comprendre nag kenn ku ci nekk yaay jël sa responsabilité ndax ku ci nekk yàgg sa bàmmeel. bu ñu xisee comprendre la république yàlla amu ci cër dans la république ngëm yàlla amu ci cër dans la république jaamu yàlla amu ci cër waaye dans la république yàlla amu fa néeg amu fa pantre amu fa sax ab poqus ba fay am ab néeg. kon dans la république mën nañoo isoler loolu mën nañ koo sànni ca àll ba loolu amul solo. d'ailleurs looloo tax bi virus bi wala mbas mi tàmbalee rek ñu ni tout ce qui est non essentiel doit être interdit. et d'ailleurs booy comprendre booy xool dans cette république maçonnique sénégalaise là da ngay gis le gouverneur de Dakar bi muy jël son arrêté là son fameux arrêté di tëj mosquée yi. arrêté bi visé wu lu dul mosquée yi kese mosquée kese la tey te man li ma comprendre woon ci droit li ma comprendre woon ci loi mooy la loi doit être impersonnelle maanaam wërta viser rek kenn wërta tax ñu ko jël te arrêté bi bon ko ci loi la. alors mu viser ay mosquée kese donte église bi aussi ñoom nangu woon ni dañuy tëj seeni église waaye arrêté bi waroon na ko viser muy doon lieu de culte yëpp nga xam ni lieu de culte rek xëy na lañ ci waroon def sax waaye mosquée lañ ci jublu nga xam ni néegi yàlla yi di nodd ak liqaam mooy liy gêner ñi gëstu ci wàllu énergie nag danañ comprendre ñoom li may bëgg a wax ni du ma ci xuus nag parce que su ma ci duggee li ma bëggoon a wax du ma ko mujj wax dafay xaw a xóot tuuti ndax mënoo junj dara te leeraloo ko te dafay jël lu bari ci sama temps. waaye nodd yéeg liqaam yéeg rukkoo yéeg dafay gêner en fait cette progression là dafay entraver aussi énergie bi nga xam ne seytaane daf koy am. donc mu viser le gouverneur de Dakar laa wax mu viser spécifiquement les mosquées te pourtant pendant ce temps là mais les loges maçonniques à Dakar ñoo ngi daje. loge maçonnique yi nekk Dakar ñoo ngi daje kenn terewu leen ñu daje. ñoo ngi daje ci seen temple yi les temples maçonniques à Dakar ñoo ngi daje te pourtant kenn terewu leen. je ne parle plus xam nga des marchés boulangeries sax waxatuma ko ak transport bi mais dama ne les loges maçonniques à Dakar ñoo ngi réunir ñoo ngi daje. pendant ce temps ñu jël arrêté interdire en fait les musulmans ñu daje ñoom ci seen néegu yàlla yi. voilà ce que nous sert la République maçonnique sénégalaise. La République maçonnique sénégalaise.
d'ailleurs damay wax sax ni ñoom dañu jël seen revanche ndax en 2018 xam nga ak ànd sàmm jikko yi jógoon nañu xeex fi ba empêché woon seen rencontre yi ñu waroon a def le 31 janvier le 1er février c'était les rencontres du CPMAM ak le 2 et le 3 février 2018 c'était les REFRAM muy les rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches bi nga xam ne mooy dajale franc-maçon yi nekk Afrique yi nekk Madagascar ak invité ci seen mbokki franc-maçon yi nekk ailleurs yu nekkul Afrique. Alors le préfet de Dakar en son temps avait pris un arrêté pour interdire en fait cette rencontre-là durant quelques mois peut-être 2-3 mois pour jëlaat beneen arrêté pour delloowaat ni sañ nañoo daje waaye tey nag gouverneur kilifaam moo jël arrêté tere ñu ñun ñu dugg ci néegi yàlla yi pendant ce temps ñoom waxul ci ñoom dara nga xam ni loge yi ñoo ngi continuer di daje Dakar ba léegi di waxtaan di nos di xaqataay di ñu kokkali di reetaan naan ñu xool leen ces gens là waaye duñ fi julli duñu ko fi defee bon ñun nag ñoo ngi toog apparemment ñun li ñu metti bariwul daal malheureusement et pourtant le gouverneur il est supposé être là au service du peuple sénégalais ce peuple sénégalais composé majoritairement de croyants de musulmans ñooñu ñuy stigmatiser ni leen seen néegi yàlla yi sañu leen fee dugg tere naa ko bàyyi ba ay heure de crime aussi bu leen rappelé woo un jeudi la ko jëloon ba ni suba la àjjuma mu tere ko man maa ngi ci 8 vendredi yoo xam ne julliwuma juma te bi muy jël décision bi lu ko Macky Sall digal la yooyu décision kenn ñi moo koo jël te président amoo ci avalam def nañ ci concertation ba guddi mu soog a pondre en fait son arrêté là le gouverneur de Dakar alors loolu kon ñun tere nañ ñu sunuy néegi yàlla jumaa yi waaye pourtant néegi seytaane yi nekk ci Dakar muy loge maçonnique yi muy temple maçonnique yi kenn terewu ko dellu leen ci arrêté bi ngeen xool ko dellu leen ci arrêté bi ngeen xool ko kon loolu mooy premier point bi ma bëggoon a wax kon moom Mouhamadou Moustapha Diagne wan na jullit yi doon sikki sàkk yépp ni leen xamal nañ ñu ñoon république bi jëluñu sax en compte boolewuñ ci seeni mbir ndax bi Covid bi tàmbalee donte ñun ñoo def suñuy njombe ñoo tooñ yàlla ñoo mooy yàlla ñoo wutal yàlla wujj muy république bi tey la république sénégalaise wujj la ci yàlla wujju yàlla la ma répété ko la république sénégalaise yàlla la joo xam ni dañ koo taxawal ci turu askan wi la république sénégalaise yàlla la wujju yàlla la xaw ma nag lan lañ koy layee ñun buñ dajee ak borom bi subhanahu wa taala bon ñenn ñi nag ragal nañ ñenn ñi xaw ma je ne sais pas waaye kenn ñemewul wax man mii lu nekk lay dégg ñu naan ma yow da ngay xaru wala da ngay nangam man leen xaruwuma man je sais que ni ala kulli haal fi mu nekk nii bari na ay nit ñoo xam ne ñi yàlla bind ñëpp tey soo leen tegoon xaaj leen amaana ñi ci ëpp maa leen gën a gudd fan. donte je suis jeune nag waaye ñu ci bari maa leen gën a gudd fan bi am na ñu bari ñoo xam si accès wuñu sama âge te xam naa ni lu ma fi yàgg it bis mbaa ngi may xaar bis boo xam ni dañ naan suba la teel na wala ngoon nag surtout wala guddi na donc man lan laay mën a xool nit koo xam ni mi ngi am lu muy bëgg te mënu koo am day xiif aka feebar aka lekk aka naan aka nelaw aka gëmmentu di fàtte aka xam di am bànneex kooku nan laa ko mën a ragale man loolu su ma ragalee du ma si gor du ma jullit ndax yàgg naa ko wax man benn modèle laa am muy Serigne Abdou Lahad Mbacké benn boobu te ay jamono bi Senghor di wax ak moom lu mel noonu am nit ñu ñëw di ko wax dafa ni leen man bu ma gisee pexem doomu aadama mu rëy ci sama kanam pexem yàlla du ma si gor du ma jullit te kenn xamul lu ma doon duma gor duma jullit te kenn xamul lu ma doon moom mooy
loolu mooy li am. kon nit ñi muy ay soppe nañ dalal seen xel. man li des ci guddi gi fanaani bàqiyaat fanaani rëbës ak fanaan sama kër gi laa yemale képp ndax du loolu mooy li déterminant c'est pas ça le plus important. le plus important mooy bu ñu dajee ak borom bi ñu xam lan moo taxoon mu indi ñu ci kaw suuf est-ce que loola am na lu ma ci def wala def important. donc loolu ci suñ kanam la ñëw parce que le gouverneur tey ji bu ñu ko joxee suñu ko namee yóbbu ko ci barab bis bu ñu dajee ak di ko seetaat mooy lan ko def la woon def na ko kon il s'efforce moom de faire en fait le boulot bi ñu ko sant. le préfet mi ngi ci loolu le commissaire wala le commandant de brigade mi ngi ci loolu peut-être ministre bi mi ngi ci loolu peut-être le président mi ngi ci loolu. alors man pourquoi pas aussi man jéem a focaliser wu ci yàlla mu bind nga xam ni man ak lu ma mën a doon damay xam ne jaamu bu yàlla laa te ci loolu dong lay dellu. c'est ça le plus important. kon nit ñi nañ ci dalal seen xel man bu kenn ragal ci man dara yàgg naa ko wax man jàpp naa ni fi mu ne lu ma dundati sax bénéfice la yàlla xam na ko. jàpp naa ni lu ma dundati bénéfice la bénéfice moom fi mu ne maa ngi ciy bénéficié wu. donc c'est pas ça le plus important. un Babacar Mboup jàpp nañ ko tëj nañ ko rey nañ ko loolu maanaam c'est-à-dire loolu c'est un non événement loolu ça n'a pas amul sens. li am sens mooy l'objet même ultime bi yàlla amoon ba taxawal asamaan ak suuf ba noppi jël doomu aadama bind ko ba noppi ràng ko ni ko nag yow laa dénk. c'est ça le plus important te waxatuñ ci actuellement. nit ñoo ngi ci ay débat de bas étage. alors il faudrait que nit ñi véritablement jéem a fàttalikuwaat loolu. amul nit ku war a mën a taxaw suñu kanam ba ñu fàtte borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ni mooy ki njëkk mooy ki mujj moo ñu sàkk di ñu dundal di ñu rey te moo ni dekkal ba noppi jëme nu fa coobareem jëm te loolu kenn du ko faj. yàlla moom moo mat a fàttaliku yàlla moo mat a gëm yàlla moo mat a bëgg yàlla moo mat a yaakaar yàlla moo mat a wéeru yàlla moo mat a wóolu yàlla moo mat a dëgërloo. ñun ci loolu la ñuy jéem di nekk waxuma dama cee nekk nag mais ci la ñuy jéem di nekk. kon ces gens là nga xam si ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa àpp taxaw na ba pare sa benn tànk mi ngi ci biir bàmmeel pour lan bu ñu la waxee ñoon la non ay état ay système nangam ak nangam yooyu yëpp c'est des bluffs du dara. ana Firawna demoon na bay fëgg dënnam naan ana rabbukumul axla maa alimtu lakum min ilahin xayri yeggoon na foofu naan xamul men beneen borom budul sama bopp budul man. ana mu tey daq ni muq ni xiim aku tiisam daña ko doon ko fa fekk tey ji la même chose ci ñeneen. ana Senghor moo gën a récent. ana Lamine Gueye. Blaise Diagne ana moom le grand franc-maçon. ana Blaise Diagne tey jii ana moom mooy li nga xam ne moo doon première partie bi li ma bëgg a jàpp ko ci première partie bi daal mooy nañu xam ni ñun jullit ñi ki nu gëm muy yàlla amul place ci république bi amul place ci république bi. nañu xam ñun ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm bis penc ba ni yàlla waajaluñ ko dara ci république bi. nañu xam ne ñun ñi gëm yàlla gëm bis penc ba gëm ni danañ dajeek borom bi te suñu jëfit danañu ko delloo nañu gëm yàlla amul place ci république bi. kon lépp lu ci aju it muy yàlla ak gëm yàlla amul place ci république bi na ko nit ñi xam. léegi nag nu neex waaye doxaleel loolu responsabilité la waaye man li doon sama responsabilité mooy ma leeral ko te yàgg nañ ko topp pratiquement ëpp na ñaar fukki at a ngi nii wax nañ ci waxati fu ne wax nañ ko lii moom mooy république bu Sénégal loge maçonnique la boo xam ni kenn ku ci ne kuy sénégalais xamal ni ñoo ngi la jàppe comme ku nekk ci biir ab loge war a liggéey ci agenda boo xam ne si agenda boobu moom lay doxal. donc loolu mooy premier point bi. deuxième point bi nga xam ne nag mooy tëj waxtaan wi mooy mbokk yi
dafa am loo xam ne dafa xew fële ca Léona Niassène. ñu wax ni dañoo julli ajjuma, ñu wax ni dañoo convoqué imam ba ak imam bi topp ci moom ak yenn ci kilifa foofa. biñ leen convoqué bi ko xalifa bi yëgee moom tamit déplacé wu dem foofa ca commissariat ba. am na ay wax yoo xam ne am na ci nag du ma ci sori, waaye ku ne xam na ni administration territoriale dafa am nu mu tëdde, dafa am nu mu bindoo. maanaam yenn décision yi bala koo gouverneur a jël dana ci diisoog ay kilifaam d'abord ba pare. yenn décision yi bala ko commissaire mbaa benn commandant di jël dana yëglu ba ay kilifaam wax ca ak moom ba pare. junj nag doy na boromum xel, waaye lañ leen tontu rek mooy ay citoyens ordinaires lañu. oui, il faut les convoquer. ay citoyens ordinaires lañu, il faut les convoquer. xaayaan ku dégg séeréer yaakaar naa junj doy na boromum xel. ce sont des citoyens ordinaires, il faut les convoquer. alors kon convoqué nañu ñu convoqué. xalif bi moom jóg na fa dem na fa def déclaration bu am solo boo xam ni xol yépp tooy nañ. man de dama ko fee jógee gën koo bëgg, gën koo naw, gën koo bëgg ngir jëm yàlla. xalifa Léona bi nee na lu mën a xew, nee na ajjuma kenn du tëj jumaa ji, force de l'ordre yi nag ñoo ngi leen di xaar ba nu ñëw. ndeysaan nettaliwul lañ waxante ndax am na yu fa am, waaye moom yëggu ca waxu ko. nee na daal mi ngi leen di xaar, kon mbokk yi Macky Sall lii may bëgg a leeral ci moom yaakaar naa ni xëy na dootuma waxati ci moom waaye dama bëgg a lim ay mbir yoo xam ni bëgg ñu bennal ko ngir ñu xam ni bi mu fi toogee ak léegi am na acte yoo xam ni mooy ki ko njëkk a posé ci Sénégal. taarix dana ko jàpp itam te it fàttali mën naa jariñ, moo tax ma bëgg koo fàttali yéen ñëpp ngeen xam ko, ndax xam naa ni fàttewu leen ko sax. bu ñu fàtte ni moom moo waxoon kilifay diine yi ni ay citoyen ordinaire lañu. boobu nag am nuyoo rek la, duñ ko limaale sax ci yëf yi, ndax citoyen ordinaire loolu ab soññe la waroon a doon. mooy koo xam ne mënul lu dul aw kartam dong la yor. buñ duggee tey ci urne bi xëy na duñ ko konteel kartam ñaar, liñ may konteel sama carte moom lañ koy konteel. te it lu ñuy def ci réew mi lu am solo it kenn du ko ci laaj xalaatam. kon foofu mu leen kalaat naa ni ab soññee lañ ko war a jàppe ñun ba seetaat suñu taxawaay ak suñu doxalin. waaye bu ñu fàttaliku ni ci magistère am, en tout cas man laa njëkk a gis président dikk fi taxawuñu ni ñu nañu daganal góor jigéen. muy président Obama, c'était le 25 2013. muy benn. lan moo waral loolu war a am? Sénégal di réew moo xam ni réew mu moom boppam la, réew mu souverain la. beneen président fàqte ca àll ga ñëw di ñu wax ni ñu nañ daganal ak ngóor jigéen. mu tontu fa tontom ba mu xam ne ni mën a clair obscur la. pareeguñu ku pareegul nag mooy da nga nekk ci waajtaay. loolu yaakaar naa ni doomi Kajoor joo ko wax xam na ko. boo ne ko pareeguma mbaa noppeeguma day xam ne dangaa nekk ci waajtaay, waaye yaa ngi ci aw yoon. c'était en 2013. En 2013, toujours le 7 janvier 2015 plutôt, attentat Charlie Hebdo yi yéen a ngi koy fàtte. Le journal numéro 1177 bu Charlie Hebdo génne le 11 janvier 2013 melal ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam melokaan woo xam ni
dama ni loolu ku ko tudd sax ëpp na ci gémmiñ waxuma laa di ko jëmmal te man image yëpp amoon naa ko ndax man gëstu damay gëstu moo tax donc kuy gëstu moom da ngay xool ne da nga koy xool ba man cee teg sa bët mën koo quantifier mën a xam li ñuy wax lan la ak lu mu doon waaye yooyu image ba tey damay tuub gis gi ma ko gisoon ñu melal ko sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci mbindeef yi xam ni Cheikh Ahmad Bamba mi ngi koy wax ca muxadimatul amda mujibun murtadan muhlikun aidan mubiyahun wa mab'usun ilal xorbi wal hujbi kooku ñu jël ko di ko fowee di ko melal melokaan yoo xam ni maanaam ëpp naa wax ci làmmiñ ñu koy jëmmal di ko def pression bi ay jullit jógee gis ni dañoo laal seen pas-pas ndax France ñoom noonu la ñu mel wax lu ñàng ci yàlla wax ko ci yonentam wax ko ci ab téere bi yàlla yooyu yëpp ñoom amul benn problème ci ñoom ndax foofu lañ mujjee te ñoo doonoon réew mi ëpp pas-pas ca tugal ci Europe waaye ba nu jaar ak ñoom fan jaar ak ñoom ba génn dañoo mujj nekk en conflit ak yàlla dañoo xuloo ak yàlla am ak moom problème Macky Sall fii la jógee jël suñu avion départ dem ba foofa ni dafay jàppale ñi doon saaga yonent bi ak di ko caricaturer il est le premier président bu ko def loolu peut-être jullit yi dañ koo fàtte nga xam ni tey ay jullit ñoo ngi koy jàppale waaye fàtte nañ ni ñoo ngi jàppale kuy jàppale ña doon saaga yonent bi ak di ko bëgg a teddadil ak di ko bëgg a doyadil ak di wax lu ñaaw ci moom di wane ay image yoo xam ni dëppoowul ak ni ko yàlla tollul muy Charlie Hebdo dem naan je suis Charlie muy beneen Macky fii la jógee dem ci iTélé le 25 octobre 2015 wax fa lu garaaw bi ko journaliste bi laajee ni ko ndax association yi jàppale góor jigéen yi sañ nañoo fekk na sax daf ko njëkk a laaj ni ko ndax am ngeen ay mu ni ko am na ay góor jigéen Sénégal am na ay góor jigéen Sénégal mu ni ko ndax ginnaaw am nañ fa association yi jàppale góor jigéen yi ndax sañ nañoo manifester ndax sañ nañoo campagne loolu la ko journaliste bi laaj c'était le 25 octobre 2015 mu ni ko waaw lan mooy manifester manifester mooy nga am sa programme jóg yëngu ca di ko doxal ak di génne di ko wane campagne nag mooy nga nekk ci mbir di ca woote nga nekk ci mbir di ca woote mu ni ko ndax kuréel yi jàppale góor jigéen ñi sañ nañu ko Sénégal mu ne ko waaw sañ nañ ko te avant loolu sénégalais yi xamuñu woon loolu ci ndekete seen gouvernement lii mooy seen position il est le premier à le dire mu ni gouvernement bu Sénégal journaliste bi nag daal di jaaxle ni ko ndax xam nañ sénégalais yi ni ñu opposé woo ci loolu mu ni ko dara du leen ci fekk ci lu bokkul ak sàmm ak yelleefu doomu aadama di bàyyi ko ci gouvernement bi ndax nag ñoom askan wi dara dana leen ci fekkam déet loolu moom beneen mbir la daal di tàmbalee développé ni ko looloo tax ñu war a xam ni réew mu ne da nga am sa métabolisme am na ci yoo xam ni dañoo war di ni ngeen def yéen ba régler ko yeneen réew yi dañoo soxla temps et cetera donc pour layal pour wan leen ni pare gu ñu jëm waxoon ca Obama rek dañuy nekk ci waajtaay ci loolu la nekk. décision boobu wala bokk position officielle bu gouvernement bu Sénégal keroog la ko Sénégalais yëpp découvrir mu waxee ji ko ci iTélé Macky Sall est le premier à le dire publiquement ci biir ci turu Sénégalais yëpp. waaye bu ñu fàttalikoo en 2016 bi muy waajal référendum bi Macky Sall a été le premier Sénégalais président sénégalais bu am volonté manifeste bindal ñu benn proposition mu war a doon dem ci référendum bi muy
un projet de 15 points Macky nit ñi dañoo bëgg ñu voteel ko mais ci 15 points yooyu bokkoon na ci l'intangibilité de la laïcité. Laïcité itam xam naa duma ci mën a sori ñëpp xam nañ ni mooy diine yi gaañi mooy diine ji nga xam ne si moom la république yore. maa ngi leen di recommander ku ci xoolagul ku mel ne Vincent Payon la révolution n'est pas terminée ouvrage bu am solo la boo ko liiree da nga ci comprendre lu bari. nekkoon na ministre de l'éducation nationale ci jamono yi François Hollande ci premier gouvernement. Vincent Payon wax na ci lu am solo ndax nee na bi ñu tegee première république deuxième république mu daanu ci lañ comprendre il fallait ñu fental diine ji il fallait ñu fental république diine pour mu mën a substituer diine ji nga xam ne moo fa nekkoon muy l'église catholique. donc laïcité boobu nag ñoom xam na ko moom Macky Sall léegi nag ci la ne woon nañ ko def caractère boo xam ni nga xam ni kenn dootul dogot réew mi ni mu toll nañ ko yóbbu ci laïcité bi nga xam ne dootul dañ mukk ngir lépp luy diine ju bàyyikoon ci kaw asamaan mën a nasax xaw ma ndax nit ñi ñëw may déggam déet intangibilité laïcité booba yi tamit ma fàttaliwaat ko fii position bi Touba amoon ci loolu ci taxaw ngir jàmmaarloo moo tax Macky Sall dellu ci ginnaaw d'ailleurs man yaakaar naa ni ci intangibilité laïcité rek laa mës a gis Macky Sall yëkkati dara te dellu ci ginnaaw te matt ko ba mu àgg. waaye loolu tamit mën nañ cee jànge ni ndekete nit ñi ñoo ñàkk taxawaay rek waaye lépp lu ñu am taxawaay it loola kenn du leen ko forcer mu doon lu mat a jàngat fi mu nekk ni kon loolu l'intangibilité de la laïcité c'était en 2016. ba tey ci référendum 2016 bi pour la première fois dans l'histoire du Sénégal Macky Sall est le premier président bu inscrire ay nouveaux droits dans la constitution. nouveaux droits yi nag da nga gis sax dañ lay jéem a réeral naan la ay un environnement sain d'abord sax mooy lan fi ne da nga may dugalaat ci philosophie parce que un environnement bu sain moom véritablement dana ci bokk ak dal am. waaye bu fekkente ni ñii ñoo ngi fàdd ñii insécurité am environnement boobu c'est sainwul alors kon tamit bu fekkente ni xëy na ay góor jigéen ñëw nañ fa bëgg a def seeni mbir am ñoo xam ne dañ leen a bëgg a topp di jëflanteeg ñoom it loolu bokkul ci environnement bu sain. donc nouveau droit yooyu nga xam ni il est le premier à l'inscrire donc fourre-tout la lu nekk mën na cee dugg lu ne mën na cee dugg. waaye su ma ko doon tënk rek dafay mel ni àq ak yelleef yu yees la yoo xam ne sénégalais yi amaguñ ko woon avant 2016 ndax ba 2016 ñun amoon nañ constitution amoon nañ ay code amoon nañ ay texte de loi doon nañ am président am ay institution muy exécutif législatif ak judiciaire am média yu fi nekk ba ci média yi bu ngeen fàttali ko wax sa xalaat FM ak togg gu waaja togg gu saf kaani ga lu ne mu def ko ci nga xam ne ci lañ daggee woon wax sa xalaat ak yeneen nit ñi kon ñoo ngi doon wax sax seen xalaat nit ñi ñoo ngi doon grève année blanche bi bu ngeen ko fàttaliku 2008 année blanche nit ñi ñoo ngi doon voté ñoo ngi grève ñoo ngi nit ñi syndiqué ñoo ngi syndiqué ñiy jàng ñoo ngi jàng ñiy tukki ñoo ngi tukki ñi bëgg def seen profession exercer ko ñoo ngi koy exercer moo xam am nañ ci doole moo xam amuñu doole moo xam jàppale nañ leen moo xam jàppale wuñu leen donc yan àq ak yelleef sénégalais amul woon sénégalais yi bëgg a bay ñoo ngi bay mool yaa ngi nappi ñii sàmm ñoo ngi sàmm ñoo ngi daje ci luuma yi nit ñi ñoo ngi dem ak a ñëw ban àq yelleef la sénégalais amul ban lañu amul woon alors kon ubbil nañu ak nouveau droit pour la première fois dans l'histoire du Sénégal man xaw ma est-ce que yéen a ngi compter yi may lima est-ce que yéen a ngi compter donc kon loolu tamit ci référendum bi la woon muy les nouveaux droits waaye bu ñu demee tamit 2016 jóge 2016 dem 2017 2017
am na élection législative ci élection législative yooyu élection législative c'était juillet la woon le 30 ou le 31 quelque chose comme ça waaye veille élection yi ci la ñu yóbbu texte bi à l'Assemblée nationale muy le code de la presse ndax code bi am ngeen seetee su Wàdd gars yi liggéey nañ ci ay at yu baree waree bi ñu ko président yóbboo dañ cee glissé ci article 18 bi benn disposition boo xam ni sénégalais yi xamuñu ko miinuñu ko muy lan muy orientation sexuelle ci article 18 bu code de la presse orientation sexuelle te loolu Macky Sall moo ko def il est le premier à le faire donc certainement Sénégal ak li ñu fi wax un pays de 97% de musulmans pratiquement de 99 virgule nangam de croyants muy musulmans et chrétiens alors il est le premier inséré ñun ci suñu dispositif juridique mu inséré ci en fait le mot orientation sexuelle ko kon fi mu jëm leer na orientation sexuelle mooy nit kenn ku ci nekk noo gisee sëy donc loolu tamit na ko sénégalais yi xam c'était en 2017 bi ñu ci biir campagne bi la ko promulgué bi ñu defee élection ba ci semaine bi ci topp juste notamment non bi ñu élection ba ci semaine bi ci topp la ko promulgué bi ñu mi ngi ko publier ñoo ngi ko publier en tout cas le samedi 19 août ci journal officiel ci numéro 73 na teewlu 70 36 waaw sur le numéro 70 36 journal officiel bu Sénégal alors loolu mooy it Macky moo ko njëkk a def ci Sénégal orientation sexuelle Macky yi tamit bu leen fàtte ni ci décret numéro 2017 1576 13 septembre moom moo créé li ñuy wax ministère du genre le ministère du genre en 2017 pour la première fois Sénégal ba Sénégal di tey ba yàlla sosee àdduna ñuy dem ba xam ne ñii ñooy sénégalais yi c'est la première fois Sénégal am ministère du genre Macky Sall moo ko taxawal ministère du genre it bu fekkee am na genre du point de vue en tout cas scientifique genre aussi am na avec droit de l'homme te le genre du point de vue des droits de l'homme moo ëpp solo li tax mu ëpp solo mooy Nations Unies moom la porté ak son fameux projet d'orientation sexuelle et d'identité de genre gouvernement bu Sénégal aussi moom la porté donc kon scientifique yi ciy travailler aussi d'ailleurs bari na ci ñoo xam sax ñoo ngi jéem a tàmbali changer de cap ku xam mel ni Fatou Sow Sarr gisoon nañ ko mu yëngu ci loolu waaye léegi moom problème mu famille lay wax léegi ndax effectivement elle a compris mbir mi il faudrait que ñu suuxataat famille taxawu donc genre boobu nag am nañ ci ministère ñun femme famille ak genre kon femme du genre famille du genre donc mooy toppatoo femme mooy toppatoo famille mooy toppatoo genre waaye mooy toppatoo aussi ndaw ñi 2017 après aussi bi élection présidentielle kii wéet dañ ko dolliwaat ndax bu njëkk bi femme la woon famille ak genre kese alors biñ koy nosaat aussi ci lañ ci dolli xale yi donc pour la première fois Macky mooy ki njëkk a def loolu beneen bi des aussi ci yenn ci suñu document administratif yi notamment lu mel ni permis de conduire ak yeneen yu ni demee da ngay gis ni case bi ñu daan def sexe nga xam ni masculin wala féminin nit ki góor la wala jigéen loolu dañ koy dindi léegi def ci genre ça veut dire quoi c'est-à-dire c'est quoi le topo c'est quoi le projet est-ce que nit ñi ñoo ngi comprendre Macky Sall man damay wax ni Macky nit ñi ñoo xamul mais moom li muy def leer na ci boppam fa mu bëgg a jëm nem na ci boppam et puis boolewu ci wax loolu tax mu efficace aussi moom boolewu ci wax
d'ailleurs nit ñu bari dañ naan la non moom dafa yaru moom du wax et cetera waaye l'essentiel moom li muy def mi ngi koy def. gis nga boo xefee sax mu defaale mbaquus ñëw ni xaaral mën naa leen tabaxal benn kii fii jàppale la ci infrastructure nangam naa loo xam ne sax kenn santu ko ko. donc kon moom léegi sexe tëb na genre dikk na léegi góor ak jigéen moom il faut sénégalais yi préparé wu ci loolu li am mooy dañuy bàyyi nit ki ci xelam rek li nga xam ne moom la jàpp ni moom la ndax góor laa wala jigéen laa nga saxalal ko sa bopp. beneen bi ci tolleeku yaakaar naa bu ñuy lim maa ngi ci 10e bi la loi sur le viol et la pédophilie bi ñu koy def récemment ci 2019 bi gis ngeen ni bi ñu koy modifier dañ ci boole waatoon beneen disposition muy article 319 pénal nga xam ni moom mooy réprimer en tout cas les actes contre nature. puisque âge bi dañ doon wax ni peine maximale bi dañ koy yóbbu dañ koy appliquer bu fekkente ni da nga koo def ak xale boo xam ni am na ba 21 ans léegi daf ko bëggoon a wàccee yóbbu ko 18 ans. pourquoi man bëggoon naa xam pourquoi bëggoon naa aussi nit ñi nga xam ne ay porteurs de voix lañu wala jot nañ ci moom wala ñoom soxna na leen bay waxtaan ak ñoom aussi ñoom ñu laaj ko lan la jublu woon ci bëgg koo wàccee. nga xam ni en commission la ko benn député gis dénoncé ko. ñu def pause presque 1h30 mun leen léegi dëgg leen bal bi rek ba xam. alors bi ñu ñëwee tamit en plénière ñu yëkkatiwaat ko keroog député yi coow foo wax a wax ba finalement ñu mujj ko retiré mais dañ ko bëggoon a jëlee 21 ans indi ko ci 18 ans. nga xam ni kon ku am 19 ans 20 ans ku ko defee it peine maximale du dal ci sa kaw te mooy doon acte contre nature mooy ni ko délégation sénégalaise bi waxee woon ci bi ñu leen di évaluer. ci comité des droits de l'homme bu Nations Unies mooy ñaar ñu bokk benn sexe di sëy ci mbedd. gis ngeen caaxaan yi ñuy xaar xam nga waroon nañoo séentu sax lu gën a garaaw Covid. lu ko gën a garaaw waroon nañ koo séentu waaye yàlla lu muy jëflanteeg nit ñi ci yërmande la koy jëflante moo tax waaye def nañ ci sax lu tax yàlla tukkal adduna loolu nag xëy na sama bopp rek man laay seet xam ko ci waaye def nañ fi lu jar yàlla tukkal adduna si. waaye bu leen fàtte it ni la loi sur le terrorisme ak apologie du terrorisme ñu bari dañ koy fàtte. apologie du terrorisme taxoon na yennati imam yu baree bari nag laa wax yennati waaraatekat yu bari yennati nit yi diine yu bari sax xawoon di am ak jaaxle ci loolu lan lay wundu apologie du terrorisme. am na ndeysaan genn kilifa nee na ma man daal alxuraan ji xam naa bu may jàngati wax yàlla ji damay dem ba yàgg rek am ci yoo xam ne nag moom dootuma ko ñemee waxe ni ko yàlla waxe nga xam ni lu jëm ci baatu jihaad lu jëm ci baatu xat la rey yu demee noonu daal yooyu dama koy soppar ñi rek woyafal ko nu woyaf noo xam ni duñ ne ma apologie du terrorisme. te pourtant cette loi là existe. La loi 2004 1353 du 13 novembre bu dee ci France mais bu dee Sénégal la puisque France jël na ko léegi nag Sénégal daal di ci topp def ko la loi 2016 29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi numéro 60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. donc ñu jëlaat code pénal boobu partie bi ci concerné woon loolu ñu soppal ñu ko donc avec la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 apologie du terrorisme nga xam ni am na lu bari lu nekk ci téere bi te li tax may tudd téere boobu muy téere bi yàlla wàcce jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa bil haqqi anzalnaahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaaka illaa mubashiran wa nadhiran téere boobu nga xam ni dañ koo wàcce ci dëgg te yónni yi tamit kan ko wàcce ca moom ci dëgg téere boobu contenu ba la mu yor léegi la nga cay wax da nga koy seetluwaat da nga koy settantal ak di ko xool ñun biñ ñu notee biñ ñu reyee du tey waaye téerewul boobu yëpp sénégalais yi ñii nañ mën a def seeni nawetaan la jeunesse man jeunesse bi laa gën a mere nañ mën a dem foo
tëgg fecc danse le système LND nanu jigéen ñi nanu jàpp benn film seetaan télénovelas yi su ko defee ñenn ñi def benn virée tëgg fii tëgg fee fecc fii bu ko defee tamit len nat aussi ci ñi nga xam ne nee nañu am nañ taxawaay ci diine l'islam donc boo demee ci benn rajo wala télévision it da ngay gis ni ñemewoo sax ñëw wax ci musique ba ñuy def ca télévision boobu ak film yu bon yeen fay teg sañoo ko wax mais ñun bañ ñu reyee du tey su ko defee yi tamit xew-xew yi am ci diine it ñu ñëw gis nga cérémonie officielle yi véritablement da ngay dem a dem ba da ngay posé wu question ci lu bare donte xëy na du ma mën a xuus ci loolu waaye da ngay posé wu ay question ci lu bare sérieusement da ngay posé wu question ci lu bari ndax nit mën ngaa sëgg mën ngaa bërëngu mais am xel kenn mënu ko téye am xel kenn mënu ko téye te nit ñi ñoo ngi observé nit ñi ñoo ngi xool ñoo ngi observé ñoo ngi xool nit ñi ñoo ngi xool observé posture yi nit ñi ñoo ngi xool ñoo ngi observé wax yi waxin yi jëfin yi nit ñi ñoo ngi xool te l'histoire retiendra wax yi ak jëf yi yépp l'histoire retiendra histoire mi ngi koy téye mi ngi koy bind finalement da ngay dem ba da ngay mujj yow am problème crise boo xam ne doo xam noo koy lijjante. On se rappelle aussi Macky a été le premier en tout cas duma ni imam bu ñu arrêté Sénégal ndax arrêté nañu fi ay kilifa diine et cetera waaye ak violence ak manière bi ñu ko arrêté muy imam Alioune Badara Ndao mel ni kuy arrêté un vulgaire criminel yabal benn escadron xawma ñu dem encagoulé wu melokaan woo xam ne dañuy sax raglu mais c'était pour intimider, pour faire impression. Ce message n'était pas destiné à Imam Ndao. Ce message était destiné à d'autres personnes. waaye du ma mën a xoos ci loolu xaayaan ku dégg séeréer foofu laa mën a yem voilà Macky Sall voilà le vrai visage de Macky Sall. yamul ci loolu Macky Sall a été le premier chef d'État à fermer des mosquées ci envergure bi mu toll ndax xëñ na man Sénégal bu ne mas nañ fi tëj jàkka wala juma dama naan mooy xeeti jàkk ak juma yi nga xam ni sama genre gi lay doon da ngay nekk ci benn service nangam ba retraité ñëw dafa xeexanteeg yàngam donc préfet tëj ko wala yu ñu dem ñii ay imam ñëw ñaari imam ñuy boksante ci biir néegu yàlla bi donc préfet pour ay raisons sécuritaires mu tëj jàkka ji waaye plus de 4% des mosquées au Sénégal Macky Sall a été le premier à les fermer te pendant ce temps bi mu koy tëj c'est vrai que ni responsabilité bi man joxuma ko à 100% fii moom wax dëgg yàlla dañ ko ubbil ay brèche dañ ko ubbil ay bunt dañ ko cee encouragé waaye pendant ce temps là puisque rassemblement la ñu xam ne ay rassemblement mi ngi doon am ci yeneen i barab mi ngi doon am ci administration bi rassemblement ma ngi fay am ba tey jii rassemblement ma ngi fay am mi ngi am ci transport bi mi ngi am ci boulangerie yi mi ngi am ci marché yi mi ngi am ci barab yu baree ba ci keroog palais bi président di célébrer le 4 avril mais rassemblement bu rëy am na ko ba ci tey jii gis nga Kaolack liñ doon bañ am na fa rassemblement ndax kilifa ga yàllaa ko tollul noonu ci nga gisee nit ñi it nañu yeewu xam ni yàlla mooy maye lu ko soob xalif bi ndekk dafa jóg rek mbooloo jóg instinctivement man mii mënoon nañ ma faa woo ma génn ba dem kenn ma fa fekk donc yàlla mooy def li ko soob moo leen tollul noonu kon il est le premier à fermer plus de 90% des mosquées te objectif am mooy 100% des mosquées loolu nag moom bu ngeen ko xamul man ma danaa leen ko wax tey ji l'objectif de ce gouvernement là c'est fermer 100% des mosquées
waaye sëy boo ngeen noppul xam ni seen bluff yi ngeen doon jëf yëpp nit ñi sax léegi dañ ci maar yeewu nañ ci. nit ñi ci nii wala ci nee danañ dem julli ci. beneen bi ci des mooy Macky Sall a été le premier moom laa mas a xam ci président Sénégal buy wax waxi ordre mondial nouvel ordre mondial. man bi mu ko njëkkee wax dama ni est-ce que ki ko bindal texte bi juumul mais lii du waxi Macky Sall mais gis naa ni après il est revenu ci même terme bi di wax waxi nouvel ordre mondial. nouvel ordre mondial nag xam naa ay waxtaani boppam lay doon mooy lan la wuntu ku xam lan la wuntu da nga comprendre lan moo tax ñu acharné wu ci jullit yi ak ci néegu yàlla yi ak ñu acharné wu ci biñ ne nouvel ordre mondial di ko jël rek daal di commencé nag impressionner nit ñi avec un état policier génne police ak armée ak gendarmerie donc pour impressionner nit ñi pour matraquer pour dóor leen ba nga xam ni loolu dana mën a dissuader ñu baree bari ci ne attention doole laay jëfandikoo ci li may def mais prévenir ay nit ci une crise sanitaire dama bañ ngeen feebar donc lan la ci loolu wut si ak Sénégal ni ko yàlla bindee Sénégal ni mu bindoo tey jii maa ngi koy tudd léegi nii la xalif de lew na tey bi mu jógee dem kii rek daanaka Kaolack mën naa ne ñu bari dañoo màbb instinctivement rek lañu màbb dem fekke ko ca commissariat kooku tey su àddu woon am na ñoo xam ni kàddoom rek la ñuy déglu la xalifa de Medina Baye kazalika bu àddoo am na ñoo xam ne moom dong la ñuy déglu le xalif de Tivaouane bu àddoo am na ñoo xam moom rek la ñuy déglu sëñ Mountakha Mouride moom dong la ñuy déglu kon xoolal ku am lu mel noonu ci sa réew muy une réalité xanaa jàpp mu ni dañ koo ignorer le xalif de Yoff Layeen aussi njabootam moom dong la ñuy déglu nga xam ni la famille omarienne et cetera soo ko toppee église bi seeni disciples seetlul ma ko am lu mel noonu nga xam ni mën nga ni 10 personnes kese su ma jaaree ci ñoom sama message buñ ko porté mu jàll buñ ko waxee c'est sûr que 99% des Sénégalais danañ ci adhéré danañ ci ànd kooku soxlawoo police pour di malmener nit ñi ak di leen dóor ak di leen toroxal mais boo gisee ñu def ko ignoré wuñ li ñu may wax c'est parce que y a un autre agenda bu nekk ci ginnaaw loolu yeneen live yi ci des incha allah dana ko leeral mais il est le premier à prononcer ce mot là nouvel ordre mondial. Et irréfutablement aussi la marche xam naa dee bi la ñuy jël rek le diable en marche dans marche moom le diable en marche donc dans marche vers ce nouvel ordre mondial là. Sarko le disait le petit Sarko que amul kenn ku ko mën a freiner ñëpp danañ ci dugg. Alors le président Macky Sall aussi a été le premier ginnaaw bu mu tëjee jàkka yi fekk nag ay imam ci seeni biiri kër di leen xoqatal di leen dóor il est le premier à le faire. am na ay imam yoo xam ni imam bi nekk Rëbës imam Arona Kane ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla ci biir këram la doon jullee donte kër ga jàkk la ci biir kër ga la c'est vrai que dañ wax ni dañ ko signalé mais ci biir kër ga moom dañ ko tere mu génn kon biir këram fa la mën a jullee alors ñu fekk ko fa gurgur ko jàpp ko pour donner un message aux autres. y a un imam bu nekk Mbacké moom audio bi ma yónnee ci début bi la nee na dañuy noddu gee mu taxaw nee na auto police ñëw jub si nit ña daw moom mu taxaw nee na policier bi njëkk a wàcc ñëw daal di koy dóor liif gi ci loxo Mbacké Jolof gi Mbacké Bawol plutôt su ma ko doon lim du ma fi jóg pour lan loolu ni ko yow da ngay kii acca yéegal ci oto bi yóbbu ko ba mu demeet après chef bi xam nga man gëwuma sax seen jégglu waa ñi xam naa nangam dam dañu kii gëwuma sax seen jégglu yooyu alors donc def nañ ko fekk nañu tamit Touba sëñ Alaaji Mbàkke naroon ko ni dañ koy arrêté ak ñeneen ñu baree bari
gis ngeen premier jour bi ci fële ca Yoff Layeen, gis ngeen ko tey jii ci Léona Niassène et cetera. donc man li ma bëgg nit ñi xam ko mooy Macky Sall moom li muy def leer na ci boppam, li muy def xam na ko, li muy def yi tamit mi ngi teg step by step, mi ngi teg acte un par un, mi ngi teg ay actam di avancer sûrement mais lentement mais sûrement. beneen bi ci des yi tamit te moom lay mujje mooy Macky est le premier xëy na mënuma ni directement la xalif de Léona la ñu convoqué, mais daanaka lañu convoqué ndax am nañ seen service de renseignement, ñoo ngi ci jàkka yeeg jumaa yi di fa julli si, bu ñu génnee def seen rapport yónnee ministre de l'intérieur, xam nañ ni xalif bi moo leen jox ndigal. kon suñu convoqué ñi mu digal, loolu c'est une convocation indirecte du xalif. loolu nag mu jëm ci mboolem kilifa diine yépp, ci gaa ñi am na lu mu bëgg te loolu ñoo ngay dox di ca jëm. crise bi buñ ci génnee te jullit ñi jéemuñoo boole seen bopp, lii gën a sedd li ñuy dal mooy l'islam ju jébbalu ci état. l'islam ju jébbalu ci état mooy doon li gën a sedd lu mën a dal. waaye boo moytul bukki ba mattoon suñu mbokki catholique yi église ba ca France, bukki boobu dana ñu mat. dégg ngeen ko tey waa ji wax na ko ci rajo ba, nee na véritablement en république moom donc école moom mënuñu ko ñàkk, ndax école bi xam nga ci la ñuy tàggatee, wax naa ko ci benn audio, ci la ñuy tàggatee sàcc si, kat yi ñu dul wax dëgg, warkat yi ci lañ leen di tàggatee. waxuma ne ku ca jaar ku nekk lool nga, ndax man mii ca laa jaar ci école française boobu. waaye dama ni seetlu leen ko, réew mi ba mu tàmbalee ba léegi ak lu ko jiitu, ña fa génne woon ñoo fi nekk di doxal, te fu ngeen fi dégg loo xool rek ñoo ko def. benn arrogance bi ñoom dong nga koy def. xoolal ma bërki dem benn waay, parce que kooku benn waay la, yow ñu jël ay milliards alali réew mi, sa ndey moomu ko, sa baay moomu ko, nga am droit, nga am obligation de rendre compte. journaliste di la laaj naan la waa ji noo demee moom, sa xarit la waaw wala déet, gars yi wax nañ ko, ngaan boo ma koy waxaat ma lay porter plainte, di menacer nit ñi, mel ni république bi seen mbirum da ngeen koo donn, yéen a ko moom. ñu mel nii la école bi formé, firiwul nag ni ku jóge école ni nga mel, waxuma loolu, dama ne seetlul li école bi lim ñu produire. te ñi bari ci ñoom ñu leen di dénk réew mi, foofu dégg sàcc nay milliards, triande nay milliards, jegente nga ak askan wi, wax leen loo xam ne bi nga toogee defoo ko. voilà le Sénégal. dama cee mënta yokk nag ni moo waxoon ni du ma signé mukk ab décret mu jëm ci sama rakk, ndax loolu dama koy delloo ci wax waxeet rek, te du moom doo nga fi mas a wax waxeet. waaye kii mooy le vrai visage du pays. kon nag vous, wala boog nous la jeunesse sénégalaise, Sénégal rek lañu am, nañu taxawu suñu réew mii. te gis nga mbooleem réew yi nga fi gis yépp ñu leen di xemmem, tey jii ñu bëgg a jóg ni nañ dem ci réew yooyu ndax wuti fa wërsëg. yàlla ma nekk foofu di joxe wërsëg moo nekk Sénégal gi. yàlla ji jenn yàlla rek la. waaye nag dafa am ay génération yu jiitu, moo xam Amérique la, moo xam Canada la, moo xam France la, moo xam sax China gii la, wala feneen foo mën a tudd, ay génération yu sacrifié wu ngir seeni doom ak seeni sët. mais ba kañ lañ war a bàyyi ak sénégalais yi ñu otage? suñu jàppoon otage rek sax di dunde suñu ñaq, di ñu wax lu dul dëgg sax mu tane. waaye yegg nañ ci nag fi mu nekk nii bëgg na saxal suñu pas-pas,
barab yi yàlla gën a bëgg ci kaw suuf néegam yii bokk ci, ndax fa la ñuy tudde yàlla lu baree bari ñu ni ko rab karaj tëj ba noppi di ñu wan nag ni ñu du lu am solo, ndax ngëm-ngëm amul solo, topp yàlla amul solo, néegub yàlla kon amul solo. Et pourtant dafa mel ni génnewul kenn, te yaakaar naa 10 ans ci ginnaaw rek ku xalaatoon ni lu mel nii nit ñi mën a ko wax Sénégal ñun la déet, mais dafa mel ni ñun dañu ñëw anesthésie pikiir yoo xam ni yëgatuñu dara lu dul lekk ak naan rek dootul suñu yitte ak bànneexu ci suñu bànneex yi. Combien de gens sont passés? Combien de générations sont passées? Mais malheureusement ñun mënuñoo def sax sacrifice yi mu laaj pour réew mi nag à jamais kenn dootu fi noot kenn. loolu dafa laaj ab xeex la laaj, taxawaay la laaj, taxawaay bu dëgër la laaj boo xam ni plus jamais réew mi kenn waru fee noot kenn, plus jamais réew mi kenn waru fee bund xatal kenn, plus jamais réew mi kenn waru fee stigmatiser kenn, plus jamais réew mi kenn waru fee néewal doole kenn, mais plus jamais réew mi mais jeng waru fee amati, justice moo fi war a am. te réew mi ñun ñëpp a xam ni injustice moo fi am, te loolu ñiy liggéey ci biir justice bi sax nangu nañ ko. bari na fa ñoo xam ni ay gor lañ yoo xam ni si am nañ jafe-jafe fi mu nekk nii ca la fay dox, te tant que ñoo ngi am suñu passivité bii maanaam réew mi ci loolu lay wéy, te man ragal naa ni bu ñu ci faatoo danañ am jafe-jafe, ndax yàlla nag wàcce wuñ ci kaw suuf ngir ñu lijjanti luñ lekk ak luñ naan rek. li mu dénk doomu aadama dafa rëy ba dafa ne ko teggil naa la sa wërsëg, lu lay dundal moom ak sa wërsëg man yàlla maa ko gàddu. li ma la bëgg a def loo dafa rëy ba toll noo xam ni kon lu lay gàllankoor dama koy téel sama bopp man yàlla, mooy maa la fàggul loolu. moom la Cheikh Saliou Mbacké daan wax ni yàlla jëmm ju ne boole nag yaari biir, sa biiru bopp bi ak sa biir bàmmeel bi. sa biiru bopp bi nag bu mu la yitteel, mënta dugg ci bopp ñu bari ndax wóolu yàlla lañ deful, mënta dugg ci bopp ñu bari laa wax. li may wax ni ñu bari mënta dugg seen bopp, waaye nag sa biir bàmmeel na la yitteel. sa biir bàmmeel it du càggante ne julli ak woor kese la, déedéet, taxaw pour justice am daf ci bokk. maa ngi koy fàttali démb rek, inna la ya'muru bil adli, yàlla dafa bëgg justice. yàlla dafa bëgg justice, te réew mi justice amu fi. kumba am ndey, kumba amul ndey. réew mi jeng gi fi am bari na. réew mi boo bëggoon benn service sax, te nee nañ ci république nga bokk lañ nekk, soo bëggoon service sax il faudrait que nga am ku la boole ka fa nekk. pour lan loolu? mais réew mi bu fekkoonte nit ni mu war a doxe la doxe, doomi président man ak moom ñoo war a yem ci service yi réew mi yëpp, te loolu demewul noonu. ndax doom président bu génnoon léegi ñu wut ay gendarme yu ànd ak moom. man lan moo tax boole ñu mag gendarme kon yu may encadré aussi, yu may aar. doomi président lan la ma gën a sañ ci li ñëpp bokk. d'abord bàyyam moom jël nañ ay milliards teg ci loxoom, ba noppi fu mu jëlee it askan wi ñoo war a jaay bay, ñii di napp, ñii di jaay caaf, ñii di xuslu, ñu dajale waat suñu fistin ak suñu dërëm jox ko pour jàppale ko moom tamit, di fay ay gendarme yu koy artu. non, ce pays y a un très grand malentendu. réew mi dafay mel ni ay farce la, te buñ yaakaar mukk ni ay malaaka ñooy wàcc di ko changer. te am na loo xam ni sax du ngor du jom, du ngor te du jom. ndax li tax du ngor du jom mooy bu ñu seetee ni Chine nam mel, chinois yaa ko melal noonu. France nam mel, français yi ñoo ko melal noonu. na Allemagne mel, ay allemand ñoo ko melal noonu. Australie na ma mel, ay australiens ñoo ko melal noonu. Brésil ni mel, ay brésiliens ñoo ko melal noonu.
ba ci Tunisie gi rek ñu nag ñoom ñëpp ñoo bokkoon daanaka départandoo bàyyi nañu fi bu yàgg. kon lan moo tax ñu yaakaar ni dañoo war ni yàlla ñaan rek wala boog ay malaaka ñoo war a ñëw soppar ni wala boog ñu bëgg ni ah ñun kat sunu maam yi fi nekkoon liggéey nañu liggéey bu rëy boo xam ne ñoom danañu soqal ñu réew mi ah kañ seenu liggéey foo ko takk weesu waaye boo seetloo coupe du monde xaw ma 74 la xaw ma ku jëlee woon coupe du monde ñooñu ñoom ñëpp kenn footballatu ci wala 70 Brésil moo ko jëloon yaakaar na bu ma jumul xam ne bu dee dama jum mën nañ maa corriger ci kii mais ña doon football noonu tey bu brésilien yi yow waatee dem coupe du monde naan di bàkkoo naan suñuy maama ko jëloon lu tax ñu jël ko sunu maam yi ñoom gàcce ngalaama lañ war a def nañ ko waaye ñun dañoo fas yéene wula jëf puisque fas yéene wula jëf nag toujours ñoo ngi ci lu aérien rek ñu ngi dans l'aérien ñu ngi ci loo xam ne si wax dëgg yàlla gisuñu lum ñu mën a jariñ dëgg laa wax dëgg amal ko njariñ tamit société bi boobaak léegi ñoo ngi dem di ñëw rek comme kuy daw di wër benn teen wala benn garab dangay daw a daw ba sa làmmiñ génn nga daanu amaana dee sax fekk la ci kon lii suñu responsabilité lan moo tax mënuñu koo jël surtout la jeunesse sénégalaise. L'âge moyen des Sénégalais c'est de 19 ans. Une population jeune xoolal ma ñi seen avenir ñu nar ko hypothéquer benn mafia boo xam ni ñoom ñooy ñëw jël en otage tout un peuple fexe ay nit ñooña tamit jàppale en fait la puissance publique not aw askan ba noppi askan yu bëgg ko nangu ba finalement mujj nit ñi sax bu ñu seetloo phénomène dóor bi man dama xamul sociologue yi lan lañ ci gis mais man dama yaakaar ni bu sénégalais yi toogee di seetlu gis ni réew mi daal dañuy wax ni xaalis kenn du ko liggéey da nga koy lijjanti man tamit ma daal di dem wut sama ñaari kaala yu rëy wut sama mbaxana wut sama kii daal di mbubb yoo xam ne yu rëy la passé ko gome ko bu ma toogee xool gars yi ni pourtant waa ji de verre yi jàpp na ko ma ni léegi te maa woote kon am ndaje moo xam ne ci l'islam laa koy woote bind sama ay carte invitation bind président daal di ko koy dara jaale bind première dame boo xam ni avant muy doon première dame mënta jënd suukar tey nag moom doon na première dame man loo xam ni xamuñ li tax mu man ko te bu noppee doon première dame dootu ko man nga bind ko ku ci ne nga yónnee ko bataaxal te xam ni ku ci nekkit rokki mu rokki la da nga ko jox bataaxal dara jaale ko bis ba moom it mu jox la dara finalement da ngay mën a daal di liggéey wut ci loolu alal daal di tabax su ko defee dem di dugganteeg ñoom bu boobaa it nga ubbi leen tribune parce que il faut nga jox leen tribune ci bis boobu boo leen joxee tribune it ñoom la leen arrangé donc la ñuy wax leen yitteel mooy luy fexe ba donkaasi gi moom ñu téye ko nekk ci di fawe askan wi ak alal askan wi alors loolu nag laa yaakaar ni jeunesse sénégalaise bi war nañ ci jóg giñ ci jóg nag jógug xam-xam lay doon jógug dal lay doon jógug bëgg sa réew lay doon comme un seul corps taxaw temm ci seet réew mi ñu taxaw ñun ñëpp kenn ku ci nekk jàpp ni sa alal la yaa ko war a jagal pouvoir public yi su ñu taxawee ca loola ñu jàppale leen ci dëgëral leen ci waaye su fekkente ni dañoo def lu safaan ak loolu ñu taxaw temm ci leen lii du fi amee ndax suñuy mbindaan dong ngeen il faudrait que la jeunesse sénégalaise ngeen comprendre loolu Macky Sall mooy mbindaanu waa Sénégal sa mbindaan nag mënoo koo bind di ko fay lu mu am ci teraanga nga jox ko ba noppi muy toog say xef loolu mënta nekk mbindaan mu mag mi ñi des ñëpp ay mbindaan yu ndaw lañu ñii dañuy fóotal ñii di paase ñii di gardien kër gi Sénégal kon ñooñu kenn ku ci war a taxaw suñuy xef mbaa nga gënale ñu ak sa njaboot mënta nekk ndax kër gi mënoo koo moom jël mbindaan mu ñëw indi fi njabootam ba noppi njabootu mbindaan gi tege sa kaw njaboot mënta nekk le peuple sénégalais mooy ki prioritaire le peuple sénégalais mooy ki prioritaire
loolu nag jeunesse bi ñoo ko war a xam ndax apparemment dafa mel ni ñun suñu mbir yitteelul kenn politiciens yi kenn ku ci nekk sa parti nga yittewoo. syndicalistes yi c'est très normal dañuy syndiquer seeni intérêt la ñuy toppatoo. société civile bi financement la ñuy fexe ba lijjanti ko su ko defee lay seen agenda ñu fexe doxal ko ñoom ñoo ngi ci seen mbir. li ma xaw a jaaxal tuuti mooy est-ce que Sénégal mi ngi am ay intellectuels ba léegi ñuy làkk ay làkk moom ñoo ngi fi moo xam làkk wu mu mën a doon nag moom mi ngi fi waaye ndax ay intellectuels ñoo ngi fi ndax ñoo ngi fi bari ba tey moom ñàkkul sax ni am na fi mais est-ce que ñoo ngi fi am ba tey est-ce que ay intellectuels du ventre amu fi wala ay intellectuels tailleur yoo xam ne dañ naan la do man day sama xam-xam xarañ naa wax ma li nga bëgg rek ma nattal la dogal la ci ndimo nga sol ko dem. suñu intellectuel tey ci situation bu kaw te bu catastrophique bi réew mi di traversé ak bu ñu defee un peu de géopolitique gis fi àdduna jëm aussi waaye tamit ana porteur de voix yi ak ñi nga xam ni mbooloo yi ñoo nekk ci seen ginnaaw ana porteur de voix yi ana ñi nga xam ni tamit mbooloo yi ñoo ngi seen ginnaaw réew mi ñoo ko mës a bokk. réew mi ñoo ko bokk te vraiment man bëggoon naa wax dëgg yàlla ñenn ñi nga xam ne jote nañ ci kilifa yi nañ leen di wax lay xew ci réew mi di leen jox les bonnes informations. gis nga diine l'islam su fekkente ni dañ ko bëgg a jàppe ni diine la joo xam ne yoonam nekkul ci liy dox ci pénc mi kon nañu am courage wax ak nit ñi ni leen diine l'islam ji du diine ju mag nañ am courage boobu wax kook nit ñi. su fekkente ni diine l'islam yoonam nekkul ci luy dox ci am pénc yoonam nekkul ci luy dox ci dunduk nit ndax nit ki man feebar na faju na lool ndax mën nañoo def ay pexe ba nit ñi wàññi ak feebar ndax mën nañoo def ay pexe ba nit ñi lañ daan dund mu gën a gudd. li may wax nii lu mën a nekk la toujours ma joxe exemple nii pourquoi dans les pays scandinaves daanaka laa wax daanaka c'est très rare nga dégg fa gone gu faatu wala boog da ngay dem foofa fekk fa yàlla ju dul rey gone ba noppi ñëw Afrique fekk fi yàlla ju rey gone. est-ce que en Scandinavie dafa am yàlla ju fa nekk joo xam ne moom du rey gone ba noppi nga ñëw Afrique fekk fi yàlla joo xam ne moom day rey gone. pourquoi ñu bëgg a déverser en fait cette responsabilité là ci kaw yàlla te fekk na mi ngi aju ci taxawaayu nit kese. gis nañ ni dernièrement avec les progrès de la science et de la médecine gis nañ ni nit ñi seen espérance de vie sax yokkuwaat na. donc kon bu ñu bokkee la res ñii ñoo ngi syndiqué ñii kenn ku ci ne yaa ngi toppatoo sa corporation. mais wax dëgg yàlla yaakaar naa ni képp koo xam ne dangaa njaboote tàmbalee ci borom kër gi chef de quartier bi kilifa diine gi imam bi association islamique yi man yaakaar naa ni kenn ku ci nekk war ngaa am une lecture bu leer ci pénc mi yow lan nga ci bëgg ak noo ci gis ak noo bëgg nit ñi am ko ci wàllu koom-koom ci wàllu xam-xam ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu sécurité des personnes et des biens ci wàllu mobilité et cetera et cetera et cetera ba tax nag yow boo mënul ni wala bëggoo ni man kat man na maa doxal loolu képp ku jugati di laaj réew mi nga ne ko man kat damaa bëgg nga toog ñu waxtaan. man de xëy na sama yitte dafa jëmul ci bëgg a yor am réew waaye nag damaa njaboot te ginnaaw sama njaboot dafa nekk ci biir réew mi man dama lay wax li mën a nekk man kat lii ak lii ak lii ak lii mooy sama priorité te mooy priorité sama njaboot aussi. léegi nag dañuy waxtaan ci loolu ba ngeen trouver ci terrain d'entente su ko defee au moins ñu mën a xam ni kooko soo joxee consigne de vote wala nga jàppale ko xam nañ ni yow ci sa intérêt mbooloo moo tax nga joxe ko. waaye malheureusement yëf yi ni ñu koy doxale moo gaaw mooy dafay doon benn mafia boo xam ni
kenn mooy sàcc xaalis bi, am ñoo xam ne ku ci ne daan la tuufal, ñi ñu tuufaloon ñooñu am ñu ñu compal, ñañ compal am ñoo xam ne dana leen sànni leen sa ñamu bët a ngi noonu. ñi ci des moom baadoola yi di sonn ak a nekk ci tiis, bu ñu woppee duñ mën a faju. Combien de personnes ñoo mas a dem ci l'hôpital yi tey jii parce que amoo loo jënde ticket, sa bakkan des na ca. ñaata nit la ñooñu buñ ko doon xayma, ñaata nit ñoo nekk ci cas yoo xam ne situation yoo xam ne ñàkk a mën a jënd seen ordonnance tax nañu mujj ci loru parce que amuñu doom buy médecin, wala parce que amuñu seen baay politiqueul tax na dañ leen di seetaan, kenn boolewu leen ci. mais loolu crime la. mboolem sénégalais yépp ñoo waroon a mën a jël en charge loolu, te loolu état moo am responsabilité bi, ndax xam na ni am na ñu man, am na ñoo xam ne mënuñu. alors ñi man kon dañoo war di yóbbaale ñi nga xam ne mënuñu, surtout ci lu jëm ci wàllu njàng. ñépp a ci war a am accès. baadoola ku am milliard ñoo ci war a yem, état daf ko war a jël en charge. mais def seen meeting politique, régler seen i mbir, jënd ay casquette, jënd ay kii, jox gars yi sandwich ak yu demee noonu, moo leen gën a yitteel ka toppatoo mbiru askan wi. am paj, ki am alal ak ki ko ñàkk ñoo ci war a yem. képp koo xam ne feebar nga war na la jël en charge normalement ba nga tane. soo mënta fay état fay. wax léegi lii lépp ñun buñ ko amul, te lenn nag ci sunu nit sax ku ci feebaroon léegi boo gisul loo xam léegi ni ñokket jóg dem faju ji bitim réew. c'est un problème en Afrique. tey ji suñu kilifa yi ñu jiite ku ci feebar léegi dem extérieur. waaye léegi kon ginnaaw ñun bàyyee nañ ñu suñu bopp, yàlla léegi yàlla mi nga xam ne moom duñu bàyyi ndax bëgg nañu ba pare, teral nañu ba pare, def ñu ay nit. te lu mën a xew bu ñu wéeroo ci moom, moom yàlla duñu war mukk, du jaay mukk suñu njëkk aussi, du ko weccoo mukk à un vil prix. te ñoo wéeru ci yàlla kon ñun. alors waxtaan wi lii la woon tey, ñu xam rek ni première tombe bi liñ ci doon jàngat mooy képp kuy jullit ci Sénégal xamal ni yàlla amul cër ci république bi. ngëm ko tamit, gëm ko muy gëm yàlla, gëm ko it amul cër ci république bi. ginnaaw yàlla amu ci cër, gëm ko amu ci cër, xam ngeen ni jaamu ko akub néegam it amu fa cër. loolu waxi Mouhamadou Moustapha Diagne ji mi directeur de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation nationale firndeel na ko tey jii ci ondi RFM, ma tudd ko mu leer na ko ñëpp xam. lu ñuy laam-laamee moom nekkatu ci. léegi nag kenn ku ci nekk yaay seet naka ngay def information boobu. ku mu neex sànnil, ku mu neex piétinel, ku mu neex sax wax ci leneen, bu la neexee sax nga tuumaal ma ci. ñaareelu yëf bi mooy lim naa fi lu bari lu toll ci fukki yëf ak juróom-ñaar yoo xam ni Macky Sall muy ki ko njëkk a def, te benn bu ci nekk day néewal doole lislaam, day néewal doole jikko, waaye it kalimatullahi hiyal xulya, safaan bi la, dafay mel ni ku bëgg a wàcce kàddu yàlla. lii itam lu deuxième information bi lu neex waaye jëlal nga jëfe ko ni, waaye nañu xam ni man samay responsabilité man assumé naa ko, xam naa li may wax, te it xam naa ci bàmmeel laa jëm, danañ ma laaj li ma wax fan laa ko teg. kenn ku ci nekkit jëlal information bi nu la neex nga def ko ci, waaye xamal ni danañ daje ci kanam borom bi ñun ñëpp incha allahu rabbi. loolu daal moom mooy wax ji. su ko defee danañ yëggale live yi incha allah ci le nouvel ordre mondial ak li ñu waroon a mottali ci live yi ñu tàmbali woon. di nuyu ñëpp, di ziar ñëpp, di bëgg ci ñëpp itam, di leen ñaanal yàlla, di sàkku ci yéen itam ñaan.
yal nañu borom bi boole dimbali taxaw ñu zahir nu baatinan. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.